salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen koy amee rek chaque jour ndogu mbër nag yamul ci mbëri kese waaye képp koo xamante ne njabootu làmb nga luttetv.com ci 30 jours weeru koor wala 29 jours yi fas nañu yéene waxtaan ak ay nit ci koor gi waaye nag tey fii ñu nekk mooy kër Doudou Diagne Diécko ñu toog ci bunt bi mu nekk président des amateurs dañuy dugg ci biir bàyyi ko mu ndogu bàyyi ko mu julli ñu fas yéene waxtaan ak moom ci koor gi waxtaan ak moom tamit ci li nga xamante ne mooy làmb ndax saison bi léegi mu tëj waaye am na ay combat yu mag yoo xamante ne taxaw na ci waxtaan ak moom ci Gris 2 Reug Reug yaakaar naa ne combat mënul gën a mag combat boobu noonu Luc Nicolaï tëgg ko pour le 15 juin. kër nga xamante ne mooy Baye Ndiaye tamit war a ñëw le 13 juillet ci diggante Lac 2 ak Boy Niang loolu tamit làmb ju mag la waaye le 28 juillet ñu dem ci combat royal yi Pape Ndiaye combat royal bi diggante Modou Lo ak Eumeu Sène. gaa yi nag nee nañ mooy la revanche du siècle waaye nag dañuy dugg waxtaan ak suñu père Doudou Diagne Diécko ndax moom làmb rek la bëgg Pape Ndiaye ñu dugg ci biir. dugg Pape président. cher naa la. naka koor gi. ñu ngi sant yàlla bu baax. mel da ngaa ragal koor de. déedéet man ñeme naa koor jaañe ni dañoo ñeme koor. faaleen yi ngay dañuy xalaat ak gayeen yeeg. ñengeen yeeg yooyu mais ñun moom jaañee ni tur yàlla la ñuy dund. Fall moom dafa ragal koor. Sëriñ Fall pourtant Sëriñ Fall nag koor gi avant muy commencé chaque jour fu ma gisee man ak Babacar ni ma koor mbër commencé wu. non moom dafa ragal koor ay Sëriñ Fall ay gayeen yi ak Baye Fall. léegi dañuy dugg ci biir fekk la nga ni ngay ndogoo pare julli ñu waxtaan ak yow. amul benn problème bismillah. waaw mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci bunt bi ndogu nañ ba pare président def nag yëfu ngéyeen xamu moom nag yëfu jaañeen la ko tudd xamul yëfu njangeen def na daal li nga xamante ni moom moo ko war ginnaaw bu waree ba heure ndogu jot ni ngay def mu julli comme ni mu ko waree dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñiy suivre luttetv.com ñu waxtaan ak moom ci làmb président maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay fay di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Lutte TV di nuyu mbokk amateurs yi. di baalu ak Sénégal gépp di baalu ak njabootu làmb di baalu ak képp koo xam ne nii yaa ngi ci sport bi wala yaa ngi Sénégal ñu ngi lay baalu ak si weer bu màgg bi weer bi nga xam ne weeru ngëneel rek la yàlla nañ si yàlla may ñu dugg si bismillahi rahmaan génn si alhamdulilahi rabil alamin yàlla nanguñu suñu koor ñu si ziar ñëpp ñu nekk si hôpital yi ak si prison yi ak ñi nga xam ne tey ñun ñëpp ñooy nekk guddeeg bëccëg muy am mbokk amateurs yi ñu ngi leen si ziar ak aklu làmb yëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaanal yàlla may ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim nga may ma nag ma jaale suñu mbokk amateurs yi nga xam ne Cheikh Béthio seen sëriñ la ñu ngi leen koy jaale di ko jaal xalifa bi sëñ Moutala di ko jaale it xalifa sëñ Saliou muy sëñ Cheikh Mbacke di ko jaale it taawu Béthio muy sëñ Saliou Gueule Tapée sëñ Saliou Thioune Gueule Tapée
ñu ngi ko koy jaal ak ay rakkam ak ay ñëpp jigéenam ak ñëpp képp koo xam ne daal Cheikh Béthio moo la jur di ko jaale suma benn xarit mi Pape Diagne taalibe Cheikh Béthio la ak Matar Diop mi nga xam ne moom it taalibe Cheikh Béthio la sama xarit di suñu mbokk lébu moom tamit ñu ngi ko koy jaale goro Cheikh Béthio la parce que may na ko doomam kon ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ko jaale mbokk amateur yëpp képp koo xam ne Cheikh Béthio sa sëriñ la fa nga jokk ñu ngi la koy jaale di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm si barke Seydina Muhammad jaale it suñu kilifa Ahmed Khalifa Niass soxnaam moom tamit ñu ngi ko koy jaale di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm ak suñu benn mag boo xam ne amateur bu mag Alaaji Yaafa Diallo moom it magam dafa génn àdduna ñu ngi ko koy jaal moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm ak nag koo xam ne ku bëgg a làmb la nekk écurie Fass ku ñuy wax Sidi Taabaan waajuram jigéen dafa génn àdduna sa Mbàkke démb lañ doon ko sarxa moom yàlla na ko yàlla yërëm ñu ngi ko koy jaale ak si turu amateur yëpp dañ amaloo jërëjëf comme ni nga ko waxee rek làmb instant bi pause na kon amateur yi yaakaar na dinañ namm làmb waaye terewul tamit ko am na combat yu taxaw waaye balaa ñuy wax ci combat yu taxaw dañuy waxtaan tuuti ci arène nationale bi parce que arène nationale dañoo toogoon fii ku nekk di ko jooytu yéen dégg nañ leen ci jooy ngeen fu nekk arène nationale promoteurs yi dégg nañ leen ci amateurs yi dégg nañ leen ci mbëri tamit dégg nañ leen ci ñu dem ba tabaxal leen arène nationale ñu ne coût bi mu ngi toll ci 32 milliards stade bi ñu leen ko libéré ba léegi combat yi fay am dañ koy wàññi lan moo tax ngeen préféré Iba Mar Diop bàyyi arène nationale. waaw loolu bu dëgg yàlla ñu ngi gërëm président Macky Sall ndaxte arène nationale làmb la ko doon jooy yàlla suñu borom dogal ko si moom mu defal ñu ko ministre yi si tombé aussi Mbagnick Ndiaye la waaye Matar Ba moo eggal lépp moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant Matar Ba taxaw na si taxawaay bu am solo ba arène bi sotti ñu koy gërëmee tamit président de la République bi nga xam ne moo ñu si dimbali ba lépp sotti arène bi lu baax la si làmb dafa fekk rek li ñuy wax problème technique dafa xaw a am problème technique boobu xam nga tey Chine boo demee Chine ñoom mën nañu toog si stade duñu bouger xeex du am xuloo du am ba mbëgg bi jeex ñun nag meluñu noonu kon nag ñun waroon nañu defal la loo xam ne nii day yemook suñu réew ñun ni ñuy dundee loolu nag booy see mu am moom dafa jël mbir mi monsieur le ministre woo CNG dénk leen ko ñu xool ni ñuy waxtaanee CNG boobu nag moo waroon woo kuréelu làmb yëpp toog techniciens yi toog ku nekk wax sa xalaat ni ngay gisee arène bi nga xam ne bu ëllëgee ñëpp dañ si mën a gis seen bopp. barki de doon naa wax ne sièges yooyu ñuy def découverte baaxul. gis nga ko. toj nañ si yu bari. te loolu bu fa nekkul woon dafa naa kenn du ko fa toj léegi nag loolu yëpp dëgg la ñun am nañ si ay kii waaye ministre des sports Matar Ba dina jóg xool loolu nan la ñuy mën a defee dara ba nga xam ne ku nekk waaye arène bi tamit il faut nga xam ne amagul directeur nommé guñu directeur moo tax souvent promoteurs yi dañuy def wax CNG ak ministère donc xam naa moo tax ñu bari bëgguñu tëgg foofu mais foofu il faut ñu fay tëgg làmb parce que ñoo ko moom waaye nag dafa am loo xam ne problème technique la xam naa ne ministre des sports dina si jóg incha allah ku ñu xool defar ko loo xam ne nii bu ëllëgee ñun ñëpp dañ fa mën a utiliser. yaa ngi ci problème technique bi ni ñu ko defaree saisi mais promoteurs yi koy daw yow en tant que président des amateurs est-ce que xam nga ñoom lan mooy seen jafe-jafe ba ñuy daw arène bi dafa seer wala nu mu demee. non xam nga arène bi aussi dafa am ay ba léegi chinois yee fa ne gis nga boo demee chinois yi nga bay fekk. dafa am yoo xam ne aussi ay charge la moo tax ñu koy def di si laaj téeméeri junni nag dañuy laaj 100 policiers muy 500,000 francs muy 1 million donc am na ñoo xam ne dañuy wax ne da leen dafa métti si ñoom mais loolu bés bu amee directeur nga xam ne am na conseil administration ñu toog waxtaan bu boobaa dina mën a wàññeeku ba ku nekk mën si gis sa bopp. donc loolu moom xam naa incha allah dina am. gis nañ tamit liñ fay organiser ci ay événement bareegul mais arène bi mu ngi commencé yàqu comme ni nga ko waxoon ay sièges mu ngi fay yàqu mais bu dul sièges yi tamit li war stade bi yëpp
am na ay mbalit stade bi mu ngi commencé waat yàqu yow bu fekkee am nga ay relation ministre bi loolu noonu gis nga ko est-ce que waxtaan nga ci ak ministre bi. non man loolu gisuguma dégg naa ko rek presse bi di ko wax ñëpp di ko wax waaye man demaguma ko ba gis parce que man it du ma wax loo xam ne gisuguma ko mais loolu yëpp ministre des sports dina si taxaw ba nga xam ne dañ ma mais tamit il faut ñu xam ne arène bi ñun ñëpp ko moom tuurukaayu mbalit du pour tuurukaayu mbalit ñey tuur mbalit xam nañ ne foofu du tuurukaayu mbalit kon nañ dem fa ñuy tuuree mbalit bàyyi foofu nga xam ne bu ëllëgee lu fa xew kuñ fa jàpp bu ëllëgee luñ la daanee yaa tooñ lu foofu du tuurukaayu mbalit nañ waxante dëgg arène bi waruñu fa yóbbu mbalit dëgg fa tuur parce que loolu tax koo jóg képp nag koo xam ne gis nañ ne nga fay tuur wala ñu def la neneen na nga xam ne yaa tooñ ku nekk xam nga fa ñuy tuuree mbalit voilà. lan moo tax a jóg Doudou Diagne Diecko intérêt amateur wala intérêt làmb intérêt promoteur bi intérêt amateur bi intérêt mbër bi est-ce que lan moo la ci gën a tax a jóg yow. intérêt amateur man amateur a ma fal di intérêt amateur laay wax intérêt amateur mooy intérêt làmb donc man défendre ko lu dul intérêt amateur yee ma fal CNG ministère des sports leen fi teg promoteur lañ fal moo leen fal man amateur laa fi nekkal waaw luy intérêt amateur si laay dox guddi ak bëccëg. comme ni lu tax ma laaj la question bi sax dañ fi gis ay promoteur yoo xamante ne dañ ni manager diw mënuma tudd Abdoulaye Ndiaye du ñu engagé mbër bu mu yor jéey bu muy liggéeyal moom mooy tëgg ay mbërëm yow en tant que amateur surtout nag nga nekk président comme ni ma koy waxee sànq ba léegi en tant que amateur est-ce que loolu neex na la. non loolu neexul kenn ndaxte Abdoulaye Ndiaye jéey ñoom ñëpp ñoo doon ànd donc promoteurs yi tey dañoo war a ànd parce que ñoom seen ànd mooy seen doole dañoo war a bokk ndey bokk baay xool ni ñuy liggéeyee muy intérêt làmb Laxaat Ndiaye muy Pape Abdou Fall muy kii Fallou Ndiaye muy ñoom ñëpp benn lañu ñoo naan ànd guddeeg bëccëg di gërëmante si télé yeeg rajo yi kon nag ñoom dañoo war a ànd bokk ndey bokk baay ànd liggéey xam ne xaajaloo amul njariñ te ñoom ñëpp ku si nekk wax nga sa morom lu baax loo xam ne mënatoo ko effacer. xam nga nit doom réeroo amul ñàkk waxtaan a am. tey ñoom bu ñu toogee waxtaan am naa yaakaar ne dañ juboo bokk ndey bokk baay loolu rek la. comme ni nga ko waxee réeroo amul ñàkk waxtaan moo am yow en tant que responsable moral. est-ce que mën nañoo xaar tey nga sol sa dàll fexe ba ñooñu. maa ngi si sax mais am na loo xam ne doo ko wax maa ngi si bëgg naa ñoom ñu toog nekk benn ku si nekk woo naa la wax la mais amul benn problème ñu ngi si. yaa ngi ci démarche yi. waaw bu soobee yàlla am naa yaakaar ne dinañ ànd nekk benn. ba léegi rek comme ñun ñëpp njabootu làmb lañ te bu ñu sañoon njabootu làmb dañu nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo beneen problème diggante Manga ak waa sunu làmb Doudou Diagne Diecko ban taxawaay la am ci problème boobu noonu. waaw loolu tax lu waxoon nañ si woowoon naa kan pour ñu jéggalante bon xam nga justice moom bu demee coow bu demee ba tribunal dootul neex a lijjanti. waaw comme que ñoom dañoo demoon tribunal ñoom ñu ne dañoo dem tribunal ñu daan leen kon mënatuñu dem di jubóo nit wala nangam mais loolu yëpp incha allah ñu ngi siy dox te am naa yaakaar dinañ jubóo. dox bi nag waroo cee wéet ndax tamit am nañ fi ay suñu papa yoo xamante ak suñuy maam ku ci mel ni El Hadj Mansour Mbaye ku ci mel ni ñoom Bécaye Mbaye ndax yaakaar naa ne ak yow yéen ñett bu ngeen ci xare seen tànk tubéy. loolu waaw ñooñu moom xam nga njabootu làmb ñun ñëpp benn lañu mën nañu xuloo tey suba ñu jubóo. koo gis kuy ànd rek dinañ ànd mais li si am solo rek mooy waxtaan ñëpp bokk si dugg ñëpp waxtaan pour ñu jubóo parce que loolu intérêt làmb la. intérêt làmb la ñu ñaan ñoom ñëpp ñu jubóo nekk benn. incha allah léegi nag dañuy dugg ci. weeru ramadan bi. waaw jubóo la si am solo. léegi nag ñu ñëw ci làmb yi loolu parenthèse la woon rek am na ay combat yu taxaw ñu koy xaar lu toll ci bari na mais dañ ciy lim ñett rek wala ñeenti combat diggante Gris 2 ak Reug Reug président des amateurs lan nga xaar ci combat boobu. Gris 2 Reug Reug. waaw Lamine yow xam nga Gris 2. kenn gënu laa xam làmb de. combat bu neex la combat la boo xam ne combat jànq la Gris dafa am yoonam Reug Reug am yoonam kon buñ leen boolee combat bu am solo la waaw xam nga man tamit dama bëgg chaque jour bu may wax làmb muy làmb joo xam ne dañ ciy gis waa làmb waaye bu dee promoteur day tëgg làmb duñ ci gis waa làmb duñ invité amateur yi duñu invité kenn
man làmb yooyu du ma si wax mais comme que bii laaj nga ma si nag naa si wax lig sama xarit la raay sama xarit la mais du ñu yëgal seen i yëf du ñu wax la moo tax ma ne mënu ma nekk si télé bi di defal nit promotion il faut ñoom suñuy xarit lañu ñu yëgal amateurs yi aussi bu ñuy organiser dara loo xam ne nitu làmb dañ fi war a teew ñu yëgal amateurs yi si teew man sinon du ma si wax benn làmb waaw mais nag yow côté technique bi moom si laajee dinaa la wax ci côté bëre bi bi bëre bu neex la ñoom ñaar ñëpp am na mën nañ bëre mën nañ xeex mën nañ bëre ku si nekk xeex nga fi bëre Reug Reug champion la waaw champion d'Afrique la champion francophonie la gis nañ ne xale bu mën bëri la fa tabaarakalla dafa nekk si yoonam ku nekk si yoon nag gis nañ ni mu daane Elton waaw kii tamit nga xam ne aussi mooy Gris 2 magam mbër la gis nañ moom it nu mu fi dafa def ay résultats ba agsi fi kon waa Fass it du ñu dellu gannaaw pour ñu Reug Reug ñëw daan Gris 2 Caaroy tamit bii Reug Reug dëkk ñoom it bëgg nañ ndam parce que mbër yëpp léegi ñëpp ñu bari retraité nañu. Reug Reug lañ fa am. làmb mu ngi commencé dee foofu. mu ngi jógaat. parce que Reug Reug seen champion la. kon képp koo xam ne yaa ngi dëkk Caaroy géej mu la nga bokk département Pikine di nga jàppale ki nga xam ne mooy Reug Reug comme tey ki nga xam ne tey mu ngi dëkk Dakar département Dakar gépp dañuy jàppale ki nga xam ne mooy Gris 2 kon nag et puis Médina aussi dañuy takku Fass takku. fee tamit Pikine takku Caaroy takku ñëpp takku. kon mooy wane ne bërëb bu rëy la bon ñu ngi si félicité Luc Nicolaï combat bu neex la tëgg wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal mën gis si boppam. damay tëb Lac 2 Boy Niang mais dinaa ci ñëwaat damay dem direct ci Eumeu Sène ak Modou Lo mu war a am le 28 juillet combat royal ñu gis la nga def benn sortie ci sunu làmb nga mel ni yow boo yoroon Modou Lo ci ni nga waxee du jël avance Eumeu Sène. waaw xam nga làmb dafa am yoon. Modou Lo dafa am combat bu rëy bu mu préparé utiliser si lu bëree bëri muy contre ki nga xam ne nii mooy Balla Gaye donc bi muy jël Balla Gaye si la jëlaale avance contre Eumeu Sène muy ñaari combat la am moom keroog bu muy bëreeg Balla Gaye ñaari nit la doon bëri dañu bëreeg Eumeu Sène di bëreeg Balla Gaye donc loolu day metti psychologiquement te préparation bu mu si def dafa metti tey waroon na reposer tuuti récupérer balaa muy jëlaat beneen combat jéem a récupérer tuuti réfléchiraat parce que aussi ay défaite dafa bari dafa metti te aussi say supporters il faut nga leen di calculer te làmb jarul forcer ay calcul la donc bu jëlee combat boobu muy combat boo xam ne ki muy jël tey Eumeu Sène ba mu daanoon ak Eumeu Sène ba muy bëri nii du benn parce que Eumeu Sène bi dafa daan Bombardier daan na Modou Lo Eumeu Sène daan Bombardier tey nekk roi des arènes. daan Balla Gaye moom ñi ko daan ñaari mbër daan nañ ko Eumeu Sène daan na leen te moom daanul ñooñu donc tey bu demee bu war a ko bëree ñoom war na xool bu baax fu muy dugg te Eumeu Sène bi mu daanoon ak Eumeu Sène bi du benn. kon yow da nga gis ni Modou Lo waru woon jël avance Eumeu Sène. pour man mënoon na xaar tuuti bëree beneen mbër doo ko jël Eumeu Sène préparé tuuti daal parce que combat bi dafa metti yaa ngi jóge si combat bu metti préparé beneen combat bi gën a metti boobu. kon boobu day pour man coono la boo xam ne vraiment war na xool bu baax li muy def. est-ce que basé wul ci ni daanoon naa ko rek bëreeloo naa ko. loolu dafa yomb xëy na seen bëre jubóo ñu ñëwaan bëre seen bëre jubóowul ak. seen bëre jubóo na waaye kii tey dafa am fu mu agsi foo xam ne bugg ko wàcc comme que bugg ko wàcc nag combat bu metti lay doon waaw te kii li mu reposé wala li expérience am fu mu àgg. kii àggu parce que kii dafa jóge si beneen défaite bu diis si moom yaa ngi dégg nar a jëlaat beneen combat bu diis si moom donc loolu mooy mbir mi naa. kon yow da nga jàpp ne risque yi ci Modou Lo la ëpp risque yi. si Modou Lo la ëpp kay waaw si Modou Lo la ëpp. tey Modou Lo moo jógee défaite bu bees donc si moom la ëpp Eumeu Sène moo daan roi des arènes yor roi bi donc Eumeu Sène malgré day jël revanche si Modou Lo mais. taxawaay bi si Modou Lo la gën a compliqué. comment kan mooy favori. bon pour man amul favori parce que booy xool favori Modou Lo moo daanoon Eumeu Sène mun nañ ne Modou Lo mooy favori mais pour man amul favori. 50-50 la. beneen combat boo xamante ni yéen amateurs yi moom soo leen yàkkamtee yaakaar naa ni di ngeen am lu leen naqare
ci nit ñi ñu waxee bokk. Lac 2 Boy Niang. mooy. Lac 2 Boy Niang. Lac 2 Boy Niang kooku lañ siy félicité Baye Ndiaye mi ko tëgg tuddee nañ ko suñu xarit muy Alioune Sall xam ne mooy meeru Géejawaay di liggéey bu baax Géejawaay Baye Ndiaye dëkk Géejawaay mu tuddee ko làmb ci keroog gis nga waa Géejawaay ñëpp ñëw nañu donc mooy wan ne Alioune Sall tey am na taxawaay bu am solo si làmb ñun nag suñu xarit la moom ku bëgg làmb la yàgg na seetaan làmb xam na làmb kon tey buñ ko tuddee bés boobu ñun dañuy féliciter Baye Ndiaye parce que Alioune Sall vraiment day jàppale ay amateur mbërki dem rek am na ku feebar moo faj li dana sax bëggul ku ko wax mais nit bu la defalee lu baax il faut nga wax yëkkati na lu man 800 et quelques mille fayal kooku pour ñu faj ko te kooku amul woon moyen mu def ko te yàlla tax ak suñu jëmm kon moom ñun amuñu lu di ko gërëm di ko sant si loolu mu def te yàgg na ko defit du benn yoon du ñaari yoon kon moom nit ku baax la koo xam ne vraiment suñu xarit moo tax làmb jooju ñaari mbër yi war nañ fas jom bëre ko si jom ak fulla ak fayda Boy Niang ñëpp xam nañ ne champion la Lac de Guiers champion la li ñuy bañ rek si ñaari mbër yi ku nekk di werante naa li ñu ma dagg bari na nañ bàyyi loolu nañ bëri bu ñuy bëree kenn du leen dagg lu bari dagg bi wàññi nañ ko 10% la nañ bëri bu ñu bëree kenn du leen dagg. nañ bëre bu ñu bëree kenn du leen dagg loolu mooy. yow li amateur yi di wax wala ni ñu waxantu ci suuf. waaw moom laay wax si kaw. waaw kon yow da nga jàpp ni combat bu nar a yàgg. combat moo xamante ni. yàggaay boobu nag lañ leen na tere làmb léegi gis nga yaa ngi wax koor gi koor danaan am làmb. waaw mais mbër amatul léegi mbëru bitee la am saako la ñuy sotti ba làmb ju guddee mais làmb danaan am koor da nga naan dem làmb 6h30 ñu sëgg ñaari mbëri sëgg balaa 7h nga ñibbi dem dog sa kër dem dogi mais léegi làmb loolu mënutul am moo tax ñu jénnee ko parce que da ngay mbër buy arrière mbër buy sotteeku saafara ba guddi. mais léegi làmb mënutul am. mais léegi combat dafa bari bu njëkk est-ce que. combat non même mun nañ def combat yu yem sax làmb gaaw làmb mun na commencer 3h jeex 6h30 ñu ñibbi mais fekkee combat bi day yàgg mbër bi day arrière du bëre mais làmb ji day guddee. mais est-ce que loolu dina neex ci supporter yéen amateur yi da ngeen toog ba 18h ngeen ñëw. non ñun doy de loolu amateur day teel a dem làmb teel a ñibbi ñun loolu la ñu xam mais léegi boo xoolee làmb yi yàgg moo tax mbër yi il faut ñu xoolaat seen bopp. mbër bu njëkk da ngay ñëw xool sa moromu mbër mu def erreur nga gaawantu daan ko ñibbi mbër daawul yàggal làmb mais léegi mbër yi ñooy yàggal làmb ji guddeel làmb mbër ki dem gis nga làmb heure bi mu tas loolu du yoon mbër yi dañ ko war a bëree mu gaaw kii daan kii daan ñibbi loolu mooy yoon. loolu mooy yoon fi ñuy jeexalee ak yow mooy Lamine Diack nekkoon na fi yëngu na sax ci làmb ndax bi mu fi mujjee yaakaar naa ne moom lañ tuddee woon Balla Gaye ak Eumeu Sène absence am booba léegi mu nekk France mënul ñibbisi ban message nga mën a lancer ci kaw. waaw man gis naa collectif bi ñu naan dañuy jàppale Lamine Diack pour man jàppale bi dafa des Lamine Diack mérité na fi lu ne tey lu mu am si turandoo kenn xamul lu mu toll dimbali na ñëpp ñu bari dimbali na leen am na tey ñoo xam ne tey gannaaw yàlla Lamine Diack a tax ñu liggéey ba retraité fa ñu liggéey nit ki nag da nga koy jaral waaye toog si bind ay traak ak du affaire bi dañuy bind préfet de Dakar xamal ko ne dañoo war a mars ca buntu ambassade de France wala consul ba ñu def mars bu rëy ñëpp ñëw taxaw ñu xamal leen ne sénégalais bi ngeen jàpp ne ko doo ñibbi war ngeen ko def Michel Platini defu leen ko war ngeen ko def ñeneen defu leen ko ngeen jël noir muy sénégalais di responsable bàyyi leen ko muy ñibbi këram heure boo leen ko soxlaa ngeen mu wuyu si ñu manifester mu jaral ñu ay lacrymogène jaral ñu lu ne loolu la ñu war a def waaye toog sol sa mbubb bu rafet Lamine Diack ñoom li ñuy wax yëpp gëmuñu dara dañuy sóob rek wala ñu dem fële sa France dem si consul dem si ambassade Sénégal bi nekk France taxaw manifester fa pour Lamine Diack moo gën li ñuy def nii teguñu ko fenn. manifester wuñu dara dañuy wax rek. kon da nga jàpp ni daal dafa nekk nit ku ñuul rek comme ni ko Bécaye waxee
Lamine Diack nit ku ñuul la rek moo tax ñu sonal ko bañ ko. waaw parce que Michel Platini dañ ko waroon arrêté defuñu ko ñeneen defuñu ko parce que France gépp ñoo taxaw ne Platini kenn du ko arrêté kon ñoom loolu la ñu war a def Sénégal taxaw ne Lamine Diack kenn du ko arrêté mais defuñu ko dañoo war a dem ba ut visa dem ba France fa Monaco sa tribunal ba nga xam ne fa la juge bi ne ñu taxaw manifester ne bàyyil jàmbur war nga jàpp yeneen tubaab comme moom jàpp leen ay tubaab jàpp nit ku ñuul affaire raciste la. ñu taxaw xeex ko tey bu ñu wax état Macky Sall def na li mu war a def bañ na ko indil Massata Diack nañu wuyu si dañ leen kenn du fi jógee kon kooku def na lu mu war a def bu neexoon tey mu joxe Massata Diack mu dem mais def ko kon nag li des Macky Sall jaanam wàcc na li des ñun Sénégalais yi ñoo war a taxaw jéngu wane suñu bopp si Lamine Diack yaa ngi dégg loolu mooy yoon mais ñi di wax ni yëpp teguñu ko fenn waaw li ñuy wax amul sens xeex bi dafa des xeexuñu dara nag ku nekk da ngay war sa rajo yi di wax ci journaux affaire bi du journaux du rajo France la ak ambassade Sénégal di nekk France foofu la wax bi nekkee mais li ñuy wax ni waxu caaxaan la rek du waxu dara état Sénégal nag def na lu ñu war a def parce que laaj nañ ko Massata Diack mu ne leen du fi jóge état bi foofu loolu ñu ngi koy féliciter Macky Sall di ko encourager parce que njiitu réew day am fulla am fayda waaye nag lu ñu wax ñu naan Macky Sall la di ko indi affaire politique ay Khalifa Sall ak kii Macky def si dara li mu war a def na ko ñoom ñi collectif bi ñoo warut a def lu ñu war a def waaw mais Macky Sall mu ngi def li mu war a def. leer na nañ lay tàggatoo. li may tàggatoo ñaanal réew mi jàmm ñaanal opposition bi jàmm xam ne nañ dem wuy ji ñu waxtaan xam ne réew waxtaan la ñun tamit suñu làmb ji. ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu bokk ndey bokk bàyyi ñii nga xam ne dañoo jóg pour yàq làmb na làmb yëpp jóg xeexal ñoom ñuy taxaw si bunt yi bu làmb tasee ñuy dagg ceenu nit ñi di sànni nit ñi ay xeer na lawal làmb yëpp taxaw xeex ak ñooñu parce que bu ñu yàqal suñu làmb ñuy woo police gën leen encourager gën a encourager gendarmerie gën a encourager ñëpp pour ñu jàppale ñu ba nga xam ñi nga xam ne ñoo nar a taxaw si mbedd yi di yàq kër jàmbur yi di toj nit ñi di jël studio jàmbur yi di xeex ak nit ñi ay ngénte ñu xeex ak ñoom ba nga xam dootu fi amati wasalaam